وقل أعوذ بك رب من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من الذين تمسكوا بعروة العلم وأدبوا أنفسهم بنور الفهم وقرأوا صحيفة السيئات ونشروا ديوان الخطيئات وتجرؤوا مرارة الكمد حتى سلموا من الآفات ووجدوا الراحة في المنقلب وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki teddi mbokki yu baax yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi ak waa këram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi leen di nuyoo di leen jox seeni wàccuwaay bàyyi ñu ci kenn waaw di ñëwaat ba tey rek ci tuuma yi nga xam ni moom la suñu kilifa bu baax boobee bëgg a tuumal chiit ñi te xam naa ne loolu du ci xam-xamam wiraasa la boo xamante ne dañ koy dal di donalante parce que bu fekkante ne dëgg moom am na lu ñuy wax ilmam taam indana inda chia bu amoon xam-xam bu mat sëkk ci chiit ñi dina xam ne que lum ñuy tuumal amul maa ngi dëgg ci biir kàddoom yi ci commencement bi mu dal di ma ni d'accordal na ma benn mbir mooy gannaaw bi nga xamante ne dal dina globaliser chiite yëpp dañuy utiliser lu xaraam man ma dal di ko ne ko loolu nga def généraliser boobu nga def dañ ñoo tooñ moom paa bi mu dal di wax ne loolu moom may jéggalu man it ma ne loolu amul problème bu ci dellu ci waat loolu du benn problème suñu diggante waaye ci biir loolu am na loo xamante ne d'accord na ci waaye nangu ko feeñal lu tax lu ñuy wone d'accord na ci mooy parce que waxatu ci parce que 5 tomes la paa bi doon wax 5 tomes benn tombe rek la ci jëlaat maanaam yeneen tombe yu ma ko wax yépp mënalu koo layal ndaxte xam na ne loolu tegu ko woon ci ay preuve yu leer léegi lii nga xam ne yaakaar na ne loolu la teg ci ay preuve yu leer loolu la dal di ñëw pour mu may leeralal nee na kon ka man comprendre ma ko aywa tayyib papa dañuy dem ñu xool ndax man maa comprendreul wala yow bi nga doon liir da nga liir téere noonu chiite yi di ci topp ba léegi wala déet lan la mbokk yi suñu papa ju baax ji dafa dal di wax ci biir waxam ne fuqaha yépp dañoo dal di mànkoo ni que ziwaajul mutaati lu xaraam la man fii dama koy naan déedéet wala balaa sax ma koy naan déedéet yan fuqaha ngay wax fuqaha yi de bëri nañu boo waxoon sax ñaar wala ñett ñu ne la waaw waaye fuqaha yëpp d'accord nañ ci loolu amul mutaalu dagan la ñun siit ñi wax nappi waaye ci sunnit yi tamit am na ay riwaayaat yu bëri yoo xam ne ñëw na ñu dal di wax ne mutaalu dagan la léegi bu ñu xoolee aaya bi nga xam ne moom la ñuy defee istidlaal ci wax ne que mutaalu dagan la mooy yàlla suñu borom fu muy waxee ne fa mastamtaatum bihi min hunna fa aatuhunna ujurahunna aaya bi sax boo xoolee am na ay ñenn ci ay saxaaba ak ay taabi'iina ñu dal di ko jàngee beneen façon moo ngi ci téere jullit ñi dinaa leen ko cital ñu dal di ko jàngee au lieu ñu wax fa mastamtaatum bihi min hunna fa aatuhunna ujurahunna ñoom ñu dal di ni fa mastamtaatum bihi min hunna ñu dal di si bool ila ajalin musamman fa aatuhunna ujurahunna farida bokk na ci sahaaba yooyee nga xamante ne jàngee nañ aaya bi comme nu mu ko waxee nii ci di wax ni que aaya bi tamit ci mot ala wàcc ku si mel ni Abdullah ibnu Abbas buñ doon woowee xibrul umma ak Ubay bun Kaab ak Saïd bun Jubayr ak Sadi ak Abdullah ibnu Mas'ud te lii nii ñu bëri ci ay nit dal dinañ ko riwaaya parce que lii di nga ko fekk ci tafsirul Qurtubi di nga ko fekk ci tafsiru Fakhrur Razi di nga ko fekk ci tafsirul Kashaf bi nga xamante ne moom la Zamakhshari dal di def di nga ko fekk ci Durrul Mansur bi nga xam ne Suyuti moo ko dal di bind waaye naka noonu di nga ko fekk ci Sharh Sahih bi Nawawi dal di def
ñooñu ñëpp dal dinañu génnee hadis dal dinañu waxee ne que aaya bi sahaaba yee nga xamante ne yu tedd yi lañu tudd sànq di ibnu abbas ak ñooñu def ñoom ñëpp nii lañ doon jàngee aaya bi fa mastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamman fa aatuhunna ujurahunna farida. léegi papa man li ma lay wax mooy te looloy dëgg boo gestoo nga gis ko jullit yëpp dañoo déppooni ci benn baat soit muy madhab maliki wala muy hanafi muy shafi'i muy hanbali muy suñu madhab ñun moom wax nappi ñëpp déppoo nañ ne que mut'a maanaam mariage temporaire ci maanaa bi nga xamante ne moom lañ ko wax sànq mbir la boo xamante ne yàlla suñu borom da koo daganal yonente bi yeggaliñ ko ci ñun am ñenn ñoo xam ne ci saxaaba yi sax dal dinañ ko jëfee ngiraan dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba bés bi nga xamante ne yonente bi génn na àdduna dal terewu ko mu dal di continuer mutaa bi dal di continuer mariage temporaire bi di continuer ba mu dal di yegg ci xilaafatu sayiduna Abu Bakrin radiyallahu taala anhu wa ardaahu ba moom sayiduna Abu Bakrin dal di génn àdduna kenn terewul mutaa ñu doon def mutaa ba mutaa bi dal di yegg ci ay bis ci bésu xilaafatu sayiduna Umar radiyallahu anhu mais moom sayiduna Umar dinañu wax après ci kanam moom moo dal di araamal mutaa waaye du yàlla du yonente bi loolu dinañ ko andi ci kanam insha allah ma ñëwaat ci beneen audio. mbokk yi mufassiruuna yi ñii di firi alquran maanaam ñoom ñëpp dal dinañu déppoo ko amoon na ay kuréel ci saxaaba yi dañ seen gis-gis ñoom ci muta mooy muta lu dagan la woon lu yàlla daganoon la jaadu nañu dal di ko jëfee te ñoom saxaaba yooyu gisoon gis-gis boobu dañ doon dal di def ay fatwa gannaaw bi nga xamante ne sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna pour nit ñi dal di utiliser muta saay buñ ko soxlawee te ñooñu dañ doon jàngee ayatu muta bi ci suratu nisa nii fa mastamtaatum bihi minhunna ila ajalin musamman fa aatuhunna ujurahunna farida te tuddal naa leen ko sànq ñooy ñu bokk ci ay sahaba ak ay taabiina ku ci mel ni Abdullah ibnu Abbas ak ku mel ni Abdullah ibnu Mas'ud ak Ubay ibnu Kaab ak Jabir ibnu Abdullah al Ansari ak Amran ibnu Husayn te Imran ibnu Husayn moom bokk na ci fuqaha yi gën a màgg ci sahaaba yi ak Saïd bun Jubayr ak ñeneen ñu dul ñi donc riwaayaat yu bare bari dal dina ñëw di wax ci muta ay mbir la boo xamante ne yàlla suñu borom da koo daganal depuis époque yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te muta bi dafa dal di des mu nekk lu dagan ba bis bi nga xamante ne moom la sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dal di tere muta bokk na ci riwaayaat yooyu nga xamante ne mbokk yi dafay dal di wane ne que muta mbir la boo xamante ne sharia moo ñu ko daganal mooy riwaaya boobu ñu dal di jëlee ci Jabir ibnu Abdillah al Ansari moom Jabir mu dal di wax ni kunna nastamti'u bil qabdati min at-tamri wad-daqiqi al-ayyaama ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa abi bakrin hatta naha anhu Umar fi sha'ni Amr ibn Haris moom Jabir ibnu Abdillah al Ansari moo ñuy nettali mu dal di wax ni ñun ci jamono yonente bi dañ doon def lu ñuy wax mariage temporaire maanaam lu ñuy wax mut'a ca arab fekk liñ doon joxe ci ay can day toll ni ci poñetu tàndarma wala ci lenn loo am dañ koo dëbb muy ceeb muy leneen ci ay bés ñu dal di jeexal mbir yooyu ci époque yonente bi te moom yonente bi terewuñu ko ñu dal di ko def tamit ci xilaafatu sayyiduna Abu Bakrin te moom sayyiduna Abu Bakrin terewu ko moom Jabir ibnu Abdullah al Ansari dal di nettali di wax ni ba bés dal di ñëw hatta naha anhu Umar fi sha'ni Amr ibnu Haris ba bés dal di ñëw sayyiduna Umar radiyallahu anhu moom ci boppam moom moo dal di tere mut'a ci mbir boobu dawoon am diggante ci Amr ibnu Haris te hadis bi di ngeen ko fekk ci sahihu Muslim hadis bi di ngeen ko fekk ci Zaadul Ma'aad bii nga xam ne Ibnul Qayyim al-Jawzi moo ko bind hadis bi di ngeen ko fekk ci Fathul Baari bi Ibnu Hajar al-Asqalaani dal di def hadis bi di ngeen ko fekk ci Kanzul Ummaal ak yeneen ci ay ahadis ak ci ay téere yoo xamante ne mun ngeen ko fa fekk. am na beneen riwaaya boo xam ne Hakam moom moo ko dal di wax ni mu dal di ni qaala Aliyun radiyallahu anhu lawlaa déglu leen bu baax hadis bi sam papa bi déglu bu baax hadis bi. mu dal di wax ni qaala aliyun
lawla anna umara qad naha an almut'a ma zana illa shaqi. moom xakam di nettali di wax ni que imam ali salaamullahi alayhi nee na bu dul woon tere bii nga xam ne moom la sayiduna umar dal di tere di araamal muta jugee ci moom sayiduna umar kenn du njaalooti lu dul koo xamante ne kuy texe di lay doon. te riwaaya bii ma lay wax papa di nga ko fekk ci tafsiru tabari. riwaaya bi isnaadun saxiix la dal di am sanadam dafa dal di wër te di nga ko fekk tamit ci tafsiru Sa'labi di nga ko fekk tamit ci tafsiru al-Fakhru ar-Razi ak tafsir Abi Hayyan ak tafsiru Nisaburi ak yeneen téere Durrul Mansur ay téere yu dul jeex ci sunnit yi. di nga gis beneen riwaaya buy wax ni tamit buy naan que mut'a lu dagan la mooy bu ñu jëlee ci ibnu Jarir an ata mu dal di wax ni sami'tu ibnu Abbas yaqul dégg na Abdullah ibnu Abbas di wax ni rahimallahu Umar yal na yàlla yërëm Umar ma kaanat almut'a illa rahmatan min allahi rahima biha ummata Muhammad. mu ne yal na yàlla yërëm Sayyiduna Umar parce que mut'a yàlla wàcceewu ko lu dul yërmande si kaw xeetu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mu daal di continuer mu wax ni walawla nahyuhu lamaxtaaja ila zina illa shaqi. mu ne budul woon tere bi nga xam ne moom la Sayyiduna Umar dal di tere araamal mut'a kenn du njaalooti lu dul koo xamante ne ku lan la koo xamante ne ab ku texe di la. te lii tamit am na ay téere yu bëree bëri yu ko tudd boo demee ci bidayatul mujtahid di nga ko fa gis bidayatul mujtahid téere mooy ibnu rushd di nga ko fa gis boo demee ci al bidaaya wa nihaaya bu ibnu al asir ak al gharibiyin bul harawi def ak al faiq bi téere bi nga xamante ne moom la zamakhshari dal di def ak tafsirul qurtubi ak tafsiru suyuti di nga dal di gis xadis boobee foofu. am beneen riwaaya boo xam ne dañ ko jëlee ci amr ibnu hassin mu dal di wax ni nazalat ayatul mut'ati fi kitabillahi ta'ala lam tunzal aya ba'daha tansaxuha. moom amr ibnu hassin dal di wax ni ayatul mut'a bii ñu jàng sànq fa mastamtaatum bihi minhunna fa aatuhunna ujurahunna dafa dal di wàcc ci alquran benn aaya ñëwul dal di ko def nasxu maanaam dal di ko dindi atte bi benn amul ba bis mu dal di wax ni fa amarana biha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi dal di ñu digal ci mut'a ku ko soxla mun na koo def wa tamatta'na ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu dal di utiliser mariage temporaire ci époque yonente bi wa maata mu dal di génn àdduna moom yonente bi walam yanhana te moom yonente bi terewuñu ci loolu hatta qaala rajulun bi ra'yihi ma sha'a ba bis am benn góor ci góor yi dal di wax ci affaire boobu ci gis-gisam li ko soob maanaam du yàlla moo ko tere du yonente bi moo ko tere waaye benn góor la ci góor yi ñoom moo dal di ñëw di tere mut'a góor boobu dinañ ci wax ci kanam. riwaaya bi boo leen demee ci tafsiru Sa'labi di ngeen ko gis Fakhru Razi naka noonu tafsiru Abi Hayyan naka noonu tafsiru Nisaburi naka noonu lii yëpp ay téere sunnit yu mag a mag la yuy wane ne sakkantuma la téere chiite yuy wane ne que mut'a mbir la boo xamante ne lu dagan la. donc boo leen xoolaatee ci riwaaya bii nga xamante ne moom la Jabir ibnu Abdillah ak Salmat ibnu al-Aqwa moom la dal di riwaaya ñoom ñaar nee nañu kunna fi jayshin fa ataana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaala annahu qad adina lakum an tastamti'u fastamti'u. nee na nekkoon nañ ci bataillon am benn battaaxal bu jóge ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal di yegg ci ñoom dal di wax leen dal di leen wax ni digal naa leen ngeen dal di utiliser loolu ngeen ma doon laaj di lan ziwaaju tamattu maanaam ziwaajul mut'ati mun ngeen koo utiliser. Bukhari ci boppam solo na hadis bi Muslim ci boppam solo na hadis bi ci seeni téere yi ñoom ñaar sahihul Bukhari ak sahihu Muslim ñoom ñaar ñëpp dal dinañ solo hadis bi nii. boo demee tamit ci sharhu sahihu Muslim bu Nawawi dal di def mu dal di jëlee anil qaadi Iyad mu dal di wax ne nee na rawa xadisu ibahati almut'a jamaatun min alsahaba nee na xadis bii nga xamante ne moom mooy dal di wax ni mut'a lu dagan la ñu bëri ci ay sahaaba dal dinañ ko riwaaya ci ay sahaaba yu mag a mag a mag a mag. Muslim moom sahihu Muslim mu dal di ci tudd ñii nga xam ne riwaayat ibnu Mas'ud la tudd Abdullah ibnu Mas'ud ak ibnu Abdullah ibnu Abbas ak Jabir
ak Jabir bun Abdullah al ansari ak Salmatu ibnul Akwa ak Sabrata ibnu Ma'bad al Juhani moom la dal di tudd. ma ñëwaat ci beneen audio. mbokk yi liy jot a jàll sànq yépp pour rek leeral la woon si ñi nga xamante ne day lent si seeni bopp yi que saay bu ñu nee siit yi dañuy daganal njaalo ñu dal dina subhanallah haram. lii jot a jàll ay hadis yu dul jeex la ci téere sunnit yi tànd naa ci yenn rek yuy wax ni que mariage temporaire lu dagan na te mu nekk ci seeni téere ñoom ñu bañ koo jàng waaye comme que bëgg nañ jam siit yi rek ñu dal di leen jam loolu lañu bëgg. waaye foofu amul wute maanaam siit yi ak sunnit yi ñoom ñëpp d'accord nañ ñi ci ku bëgg a jàng gis dëgg d'accord nañ ñi que mut alu dagan la. waaye wute bi fan lay doon? wute bi day doon fii nga xamante ne gannaaw bi nga xamante ne yonente bi génn na àdduna avant moo génn àdduna am ñu ne yonente bi da koo araamaloon avant moo génn àdduna. ñooñu di sunnit yi ñoom ñoo ko wax. ñu ne am na lenn lu ko def nasxu ba mu dal di ko def tahrim. waaye chiit yi ne déedéet ba léegi mut a dafay dal di def doon loo xamante ne lu dagan la kon que yonente bi dafa génn àdduna te araamalu ko. wute bi foofu la sunnit yi ne yonente bi avant moo génn àdduna araamal na ko. waaye donte foo am na ay tanaaqudaat yonente bi tamit siit yi daal di wax ne yonente bi araamalu ko balaa moo génn na àdduna te araamalu ko. te ay hadis yu bëri ñëw na ci ahlul bayt yu wane ne que kii nu mu tuddati muta lu dagan la. sunna yi tamit ñëw na wax nañ ko sànq jarul ma si dellu si waat. mbokk yi lii nga xamante ne mooy may doole luy gën a may doole siit yi si lu ñu gëm maanaam muta lu dagan la yonente bi araamalu ko. li leen di gën a may doole saxaaba yi ci boppam la parce que saxaaba yi ak ñenn ci taabiina yi ñoom ñu bëri nee nañu ko muta lu dagan la te amul benn aaya bu dal di ñëw di wax ni que muta moom araamal nañ ko déedéet. et pourtant ñoom saxaaba yu tedd yooyu noonu gis nañu waxu Umar bi nga xam ne moom la Sayyiduna Umar waxoon ne muta dal dina ko araamal. bokk na ci saxaaba yooyu nga xamante ne dañ doon daganal muta te fekkee nañ jamono yonente bi dund ginnaawam tamit ku si mel ni imam Ali alayhi salaam ak Imran ibnu al-Husayn al-Khuzai ak Abdullah ibnu Mas'ud di sayyidul qurra ak Muawiyat ibnu Abi Sufyan al-Jumuhi ak Zubayr ibnu al-Awam al-Qurashi ak Khalid ibnu al-Muhajir al-Makhzumi ak Ubay bun Ka'b al-Ansari ak Sa'id bun Jubayr ak Ata Abu Muhammad al-Yamani ak Abdullah ibnu Abbas ak Jabir ibnu Abdullah al-Ansari ak Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab doomu Umar ibnu al-Khattab sax moom wax na ni que muta lu dagan la. ak kan Abu Sa'id al-Khudri ak al-Ansari ak Ma'bad ibnu Umayya al-Jumuhi ak ñeneen ci ay saxaaba yoo xam ne xam nañ ne bu baax que muta lu dagan la te dégg nañu Sayyiduna Umar lu mu doon wax ne moom moo tere muta waaye gannaaw loolu ñoom jëfewuñu waxam parce que ñoom it bu dee xam rek ci sharia ñoom it xam nañu bu baax imam Ali moom mooy baabu madinatu ilmi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ibnu Abbas mooy xibrul umma ñii ñëpp fekkee nañ jamono yonente bi te ñii ñëpp nee nañu yonente bi terewu ko. donc Sayyiduna Umar fan la jëlee tere bi loolu dinañ si ñëwee ci kanam. amma sunna nag bu ñu jëmee si sunna yi ahlu sunna ñoom dañoo ne kii nga xamante ne mooy muta dañ koo dal di def nasx mu dal di nekk lu araam gannaaw bi nga xamante ne yonente bi avant moo génn dañ koo araamal. am ñuy dal di wax ni aayaat yooyu nga xamante ne moo koy araamal ak xadis yooyu moom nga xamante moo koy araamal moom mooy xadis boobee nga xamante ne moom la sama paa bi dal di andil dinaa leen ko tuddal ak aaya boobu mu dal di andi walladina hum li furujihim xaafizun. waaye loolu yëpp dinaa leen ko décortiquer ba ngeen comprendre bu baax lam mooy jubluwaayam est-ce que loolu lu wér la lu muy wax moom paa bi. donc hadith bu njëkk bi bu ma sama papa andil mu dal di ne mooy riwaayatu Rabi ibnu Sabra ibnu Ma'bad al-Juhani mu dal di jëlee si papam mu dal di ne riwaaya bu gudd la dama koy gàttal mu ne yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amara bil mut'ati ama fatihi Makka moo digale woon mut'a bés fatuhu Makka. summa lam yaxruj minha hatta naha anha mu ne avant kii année boobu di jeex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam après si la ko dal di tere. riwaaya bi di nga ko fekk si sahihu muslim lu ëpp 10 fois sahihu muslim tudd na riwaaya bi lu ëpp 10 fois ak imam Ahmad ibnu Hanbal tamit tudd na kii nii riwaaya bi nii si musnadam
lu toll ni ay 8 fois tudd na ko ci biir. naka noonu ibnu Maaja al-Qazwini moom it tudd na xadis bi ci téereem ak yeneen ci ay téere yoo xamante ne tudd nañu xadis bi. ak beneen riwaaya bi paa bi andi nee na an Salmata ibnul Akwa mu dal di ne yonente bi moom moo leen woyofalaloon pour ñu jëfee ama awtaasin bu ñu ne ama awtaasin mooy kii yawmu Xunaynin ñu dal di jëfee muta waaye gannaaw loolu ñetti fan loolu ñu ne gannaaw loolu mu dal di ko tere. léegi nag samay tontu si lii lan la ma dal di ñëw si yeneen si beneen audio pour wax leen tontu bi nga xamante ne moom laa leen di tontu si lii nii wax leen ni que loolu du dégg du sax. mbokk yi amma lu concerné hadis yi nga xam ne moom la paa bi dal di tettaloo wax ni que hadis yooyee moo dal di won ne que mut a yonente bi tere na ko donc c'est haram ma ne ko loolu wérul. lu tax premièrement supposons hadis yooyu mu andi que sanad bi baax na kenn jamu ko bu nekkee sanad bi baax na hadis bi wér na bu yaboo ñu xam ne hadis boobu dafay dal di dóorante ak yeneen hadis yi nga xam ne sànq andil naa leen ko ci téere sunnit yi te ñu dal di ko jëlee ci Jaabir ibnu Abdullah al Ansari ak Amran ibnu Husayn ak Abdullah ibnu Mas'ud ak Abdullah ibnu Abbas ak Abdullah ibnu Umar ak Salmat ibnu al-Akwa ak yeneen ci ay riwaaya yu ma leen andiloon sànq yoo xam ne yooyu ñoo gën a yellu maana yaani moo gën a yendu maana nit ki mun koo jàpp. lu tax saay bu ñu doorante maanaam hadith yi bu ñu dooralante rek yooyu moo gën a yendu maana pour ñu jàpp ko. pourquoi? parce que ñi nga xam ne ñoo dal di def riwaaya que mut'alu dagan la ñoo gën a bëri te ñooñu ñëpp def riwaaya bi dañoo bokk ci ñi nga xam ne ci ponkalu sahaaba yi lañ. Jaabir ibn Abdullah al-Ansari, Imran ibn Husayn, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Salmat ibn al-Akwa ñooñu dañoo bokk ci ponkalu kii ni sahaaba yi nga xam ne dañoo am kóolute ci ñoom seen wax buñ ko waxee dañ ko war a jëfee. donc bii riwaaya bi nga xam ne moom la paa bi andi riwaaya boobu dañ koy dal di wax ne riwaaya an shakhsin waahid la ci benn nit la ko dal di jëlee waaye yeneen riwaaya yi ñoo koy ëpp doole parce que sahaaba yi nga xam ne ñoo ko dal di solo ñoo gën a am kóolute ci ñun que riwaaya bii nga xamante ne moom la ñu dal di defee riwaaya loolu benn. ñaareel bi riwaaya bii paa bi andi maanaam wala ñaari riwaaya bii paa bi andi fii di wax ni loolu dafa araamal muta dafay dal di contradiser wax Sayyiduna Umar ci boppam parce que Sayyiduna Umar moom dafa ne mutaataani kaanata ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa ana uharrimuhuma wa uaqibu alayhima. Sayyiduna Umar dal di wax ni saxal ni que ñaari mut'a amoon nañu jamono yonente bi ñaari mut'a yooyu mooy mut'atul hajj ak mut'atul nisaa yi mu ne ñaari mut'a yooyu noonu moom Sayyiduna Umar dal di saxal ni amoon na kon weddiwu ko mais mu wax mu dolli si waat ni fa ana naka moom Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa ana uharrimuhuma wa uaqibu alayhima moom Sayyiduna Umar moo jël disposition pour araamal mut'a teg ci nag képp ku mu gis muy def mut'a ci xilaafam dina ko mbëggal wa uaqibu alayhima. donc gis ngeen ne fii que moom Sayyiduna Umar nee na mut'a lu daganoon la ci jamono yonente bi te moom yonente bi terewu ko mu dal di askane lii nga xamante ne moom la ñuy wax ne mut'a dafa aram ci boppam maanaam moom Sayyiduna Umar ci boppam moo dal di araamal mut'a ci boppam waaye askane wu ko ci yonente bi sinon dafa waroon wax wa naha anha rasulullah waaye fii moom ci boppam dafa dal di ne wa fa ana uharrimuhuma dina araamal ñaari mut'a yooyu mut'atul hajj ak mut'atul nisaa wa uaqibu alayhima te képp ku ma gis mu koy def rek dinaa ko mbëggal ci kaw loolu. donc xam ngeen ne yàlla terew ko yonente bi terew ko waaye Sayyiduna Umar radiyallahu anhu moo dal di tere mut'a. ñetteel buy wane ne que hadith yooyu paa bi andi pour dal di ko wax ne mut'a dafa aram ñetteel point buy weddi loolu mooy yooyu ñuy wax bés yooyu nga xamante ne moom la ñuy wax hadith bi dañ koo araamal bés yi taxawul bés yu bëree bëri la ñu wax fii ñii naan fii lañ ko araamalee fii lañ ko waxee ne dafa dagan fii lañ ko araamalee fii lañ ko tere am yenn ñoo xamante ne ci riwaayaatu Muslim ak Ibnu Hanbal ñu dal di wax ne kii bi daganal mut'a bi ak araamal ko dafa dal di am ci benn année yaani dafa amoon ci yawmu fathu Makka la amoon
nga dem xool ci riwaayaat yi ñëw ci ibnu Hanbal ak ibnu Majah moom mu dal di wax ne daganal muta xaraamal ko moo ngi doon am ci hajjatul wadaa yi nga dem ci yeneen ak yeneen ci ay riwaayaat nga dal di gis ne foofu waxuñu kii bi nu mu tuddati waxuñu temps bi. léegi ñun bu fekkente ne dal dinañu bàyyi xel ci lii nga xamante ne moo dal di yegg ci ñun que muta lu dagan la araamal nañ ko bésu xaybar ak bésu umratul qadaa wala bésu xunayn bu ñuy wax awtaas wala tabuuk wala maanaam selon ñoom ñi nga xam ne noonu la ñu utee ci riwaaya yi bu ñu xoolee lii nii day def ñuy jox benn résultat mooy muta dañ koo dal di daganal ñu araamalaat ko ñu daganal ko ñu araamalaat ko ñu daganal ko ñu araamalaat ko ba budul jeex te loolu xaasa rasulullah an yakuna mislu hada donc lii yëpp daf ñuy won ne xaalatul muta muttariba dafay dal nekk loo xamante ne taxawul dafa yëngatu maanaam taxarim bu ñuy wax taxawul. ñeenteel point bi buy weddi hadis yooyu mooy riwayatu ibnu sabra bu ñu nee supposons ñu ne riwayatu ibnu sabra moom dal dina wër maanaam lu wér la maanaam riwaaya bu mu wax ne yonente bi dal dina tere muta loolu wér na nañu wax léegi wér na mais riwaaya boobu noonu du dagan mu dal di doon li riwaaya boo xam ne moom mooy def nasxu alquran papa riwaaya boobu du mun a def nasxu alquran bii nga xam ne yàlla moom moo ñu wax ci alquran fa mastamtaatum bihi min hunna fa aatuhunna ujurahunna riwaaya boobu munu koo def nasxu su fekkee papa yow jàng nga sama papa bu baax bi bu dee jàng nga usul dañ lay wax ni laa yasixu nasxu alkitaabi alqat'i bilxabari alwaahidi alzanni du dagan ñuy dal di jël benn xadis boo xam ne xabar waahid la boo xam dañ ci sikk ñu dal di ko araamale di attee ci kaw aaya alquran bi nga xam ne qat'i la yaani yaqin la certitude la loo am amu ci benn sikk loolu du dagan ci ilmul usuli maa ngi lay digal nga dal di xoolaat point boobu. juróomeel bi te moom laay pare ci sa xadis bi ñëwaat ci aaya bi nga def istidlaal gannaaw bi nga xamante ne gis nañ ne sharia bi dal dina wax ni que mutaalu dagan la ànd ak ay dalil yoo xamante ne kenn mënu koo weddi ay dalil yu ànd ak certitude ci alquran ak sunna gis nañ ko du daganati beneen mbir dal di ñëw di naan que muta dina ko day nekk lu araam lu dul benn dalil boo xamante ne day doon dalil qat'i boo xamante day nuroo ak moom du dagan boo andee ay dalil zanni lu si mel ni xabarul waahid munul effacer muta bi ma dal di ñëw si aaya bi nga doon wax incha allah boobu it ma décortiquer la ko nga comprendre ne yow yaa comprendre lu mbir yi waaye mbir yi demeewul ni nga waxee ki araamal muta du yàlla du yonente bi keneen la loolu yëpp dinaa la si ñëwal incha allah. waaw ñu ñëwaat ci aaya yooyu nga xam ne moom la sama papa bu baax bi ndeysaan defee istidlal bugg a wax ni aaya boobu moom mooy dal di araamal muta moom mooy dal di def nasxu muta mooy aaya boobu nekk ci suuratul wala aayaat sax yu nekk ci suuratul mu'minuun yàlla fu muy wax ni walladina hum li furujihim xaafiduuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin fa man ibtaga waraa dalika fa ulaika humul aadun sam papa bu baax bi firi na aaya bi firiwaay bu rafet ma di ko jaajëfee bu baax waaye li des mooy compréhension comprendre lu aaya bi di wax papa da nga dal di wax ni aaya bii moo araamal muta parce que da nga dal di considérer que soxna si nga xamante ne moom la ñuy sëkkal muta doonul mamluka doonul zawja yow da nga considérer moom du jabar parce que da nga dal di layoone amul idda waaye du am talaaq tamit du am fase nga wax ni tamit du forcé nga di ko lan dépenser te kenn du ko doon donc loolu nga dal di ko dugal ci lafzul umum bi yàlla wax fa man ibtaga wara dhalika fa ulaika humul aadun ay ñu sàkku li dul lii ñu sàkku leneen lu dul lii ma wax man yàlla dal di ne fa ulaika humul aadun ñooñu ñuy dëgg-dëgg ñuy jéggi samay frontière te yàlla suñu borom nee na hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashya'a fala hawma tantahikuha hadis bu siwa siw la léegi dañ lay wax ne papa ñun la ma'tadayna hududallahi jéggiwuñu frontière yàlla yi te muslu yàlla ñu jéggi frontière yàlla yi li ma lay tontu fii ñaar la
papa ayatul mut'a bi ñuy dal di defee istidlaal di wax ni que mut'a lu dagan la aaya boobu ci ban suuraat la nekk ci suuratu nisa la nekk papa te suuratu nisa benn suura la boo xamante ne Medina la wàcc Medine te suuratu nisa moo mujjee wàcc ci alquranul karim aaya biñ ma andil fii di def istidlaal di wax ni que yàlla araamal na mut'a mooy maanaam aaya bi nga wax ni illa ala azwajihim aaya bi makkiya la lu tax parce que aaya bi xam nga fan la bokk moo ngi ci suuratul mu'minuun di nga ko fa fekk di nga dem tamit ci suuratul ma'aarij di nga ko fa fekk te ñaari suuraat yi yëpp makkiyataani la ñaari yëpp makka lañu wàccee donc la yumkinu nasxu almadaniyi almutaaxiri zamanan bil makki almutaqaddimi zamanan loolu mënul nekk yow li nga nar a araamalee jiitu na lu yàgg ak li ñu daganal fale moom moo ko mujj loolu xel nangu ko papa bàyyi ci xel ñaareel bi papa kii nga xamante ne moom la nit ki di fekkal ci mut'a ci mariage temporaire kooku ab soxna la kooku boo nee du soxna déedéet soxna la kooku dafay dal di dugg ci lafzul umum bu yàlla dal di wax illa ala azwajihim kon kooku zawja la kooku sa soxna la dagan na ci moom lépp li nga xamante ne dagan na ci zawja ad-daa'ima lu dul lenn loo xamante ne sharia bi dafa dal di ko ñëw def taxsiis loo xamante ne dañ ko koo defaral taxsiis te moom zawjatul mut'a boobu noonu maanaam sa soxna bi nga xam dañ ko takk ci mut'a moom am na idda dañ koy defaral idda boo ne amul idda dama lay naan déedéet boo jàngul téere chiite yi mënoo xam loolu il faut nga bàyyi téere noonu chiite yi ñuy bind ngay jàng di ko layoo suñu kaw loolu mënul nekk scientifique yi duñ nangu loolu idda moom ki nga xamante ne soxna la ci ziwaajul muta iddaam mooy ñaari xayd ñaari mbaax bu fekkee dafa bokk ci ñii di gis mbaax bu fekkee bokkul ci ñii di gis mbaax 45 jours la 45 jours moom mooy iddaam nii la suñu imaam yi daal di jàngalee nii la suñu borom xam-xam yi daal di jàngalee ci madhab ahlul bayt alayhimu salaam riwaayaat yi bëri ci lool ma la ci invité yow papa nga dal di ñëw jàng suñu téere yi pour xam ko ràññee li wér ak li wérul ci loolu nga bañ ñoo tuumal mbokk yi léegi yéen ñii dima déglu fii leer na nañ que jàppanduwaayu ahlu sunna wal jamaa bu ñu jàppandu ci araamal mut'a du si yàlla du si yonente bi waaye ci baatu sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu baatam bu siw boobu waxam ju siw jooju mooy seen jàppanduwaay mooy gannaaw bu sayyiduna Umar dal di waxee ne muta'ataani kaanata ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa ana anha anhuma wa uaqibu alayhima wa hiya mut'atul hajji wa mut'atul nisaa'i nee na moom Seydina Omar ñaari muta amoon nañu ci époque yonente bi daganoon nañ yonente bi da ko doon jëfee sahaaba yi di ko jëfee Seydina Abu Bakrin ci xilaafam sahaaba yi jëfee nañ ko terewu ko ba moom Umar ibnul Xattaab dal di wax ni fa ana man Umar ibnul Xattaab anha anhuma damay tere muta bii nii dama koy dal di araamal wa uaqibu alayhima yemuma ci araamal bi de képp ku ma gis mu koy def ma teg ci bët dinaa ko mbëggal dinaa jaar ak moom fu baaxul loolu moom mooy mut'atul hajj ak mut'atul nisaa yi donc mbokk yi lii bu ñu ko xoolee dañuy gis ne yàlla araamalul mut'a yonente bi araamalul mut'a waaye ki araamal mut'a mooy sayyiduna Umar ibnul Xattaab sunnit yi nag lii mooy seen lay yeneen lay yépp taxawul ndax gis ngeen lii nga xamante ne moom laa leen andil ki ko dégg lu bàyyi ci xel xool téere yi mu ko joxoñal mu dal dem xool dafa taxaw seetlu dina gis ne que kat mut'a lu dagan la léegi nag moom bu nekkee moom jëfeewu ko bu mu ne loolu lu araam la ndaxte mbokk yi boo bëri na lool ci sari loo xamante ne lu dagan la waaye nit ki jëfeewul yépp loolu bu nee bu dee jëfeewoo yooyu yépp wonewul ne yooyu dañoo araam paa bi defaral naa ko exemple ci sama wax bu njëkk bi ne ko mut'a dafa mel ni pharmacie rek soo feebaree garab buñ la jox garab buñ la bindal ci sa ordonnance moom ngay dal di dem jënd doo jënd yeneen garab yépp donc da nga koo soxlawul moo tax mais nga ñàkk koo soxla wonewul ne dafa aram
li yàlla wax mooy dafa dagan fa mastamtaatum bihi minhunna fa aatuhunna ujurahunna li riwaayaat yi wax ñëw ci chia ak sunna daganal nañ ko donc mut'alu dagan la ki ko araamal kañ mooy sayiduna Umar ibnul Xattaab moo ko araamal ci gis-gisam moom sayiduna Umar. mbokk yi amoon na benn borom xam-xam boo xam ne moo ngi tudd Yaxya ibnu Aksam bis dafa dal di laajte benn cheikh bu nekk ci Basra fii ci Irak mu dal di ko laajte ni mu wax ko ne ci arab bi man iqtadayta fi taxlilil muta yow cheikh bi yow si kan nga nekk di rooy si wax ne muta lu dagan la cheikh bi dal di tontu kooku mu dal di ko ne bi Umar ibn al-Khattab man Umar ibn al-Khattab laa roy wax ne muta lu dagan la mu wax ni fa innahu qaala sayiduna Umar ibn al-Khattab dafa dal di wax inna allaha wa rasulahu ahalla lakum mut'atayni yàlla bi yonente bi daganal na si yéen ñaari si yéen ñaari muta mooy mut'atul hajj ak mut'atul nisaa yi moom sayiduna Umar wax ni wa ana uharrimuhuma alaykum wa uaqib moom sayiduna Umar dal di wax ne man nag dama koy araamal ci yéen ma mbëggal képp ku ma gis mu koy jëfee donc cheikh bi dal di wax ne fa qabilna shahadatahu walam naqbal tahrimahu ñu dal di nangu seede bu mu seede ci mutaaka lu yàlla daganal na yonente bi daganal waaye ma dal di bañ a nangu araamal bu mu ko araamal ndaxte sayyiduna Umar moom moo ko araamal du yàlla du yonente bi fa qabilna shahadatahu walam naqbal tahrimahu. mbokk yi gannaaw lii yépp léegi nañu ne paa bi dalil yool mu andi nañu ne paa bi yu mu andi noonu dinaan dafay araamal muta nañ ko ne supposons wér na donc dañ lay laajte yow pap bu fekkente ne yooyu wér na lu tax ñu dal di gise ay wute ci araamal yooyu ci araamal bi lu tax ñu dal di ci gis ay wute ndax ute yooyu ñuy gis ci araamal boobu loolu rek ndax doyul ci contradiction boobu rek ndax doyul ci wax ne xaraamal muta bi loolu wérul parce que dafa am ay contradiction yu mag a mag yu nekk ci biir mi parce que dafa am ñenn ci julliñ dañoo ne bés bu ñu araamalee muta kañ la ñu ne Xaybar ñeneen ñu ne bés bu ñu ko araamalee kañ la mooy Awtaas maanaam bés Xunayn ñeneen ñu ne bés bu ñu ko araamal kañ la ñu daal di wax ne mooy fatuhu Makka am ñeneen ñu wax ne lii ñii yépp lu ñu wax amul waaye li am ñoo ngi koy araamal ci umratul qada am ñeneen ñu wax ni que ñii ñépp lu ñu wax amul li am mooy ñoo ngi koy xaraamal fële ci Tabuka am ñeneen ñu wax ni te kooku di Abu Daawuda mu dal di wax ni que ñee lu ñu wax yëpp amul que kañ la ñu commencé kan la ñu araamal mu dal di ne ci xutbatul wada lañ ko dal di araamal donc bu fekkente ne mbir yii nii yëpp gars yi wax nañ ko ndaxam lii nit ku am xel dina mun a nangu lii ni ndax lii nekkul ay tanaaqudaat ay contradiction yuy wane ne que lii mënul nekk dëgg yii yëpp mënul nekk dëgg ok avec tout ça nañu ànd ak paa bi ci lu mu wax ne que dañoo dal di araamal muta bi nañu ànd ak moom nangul ko comme lu mu wax ñu jàppee ko noonu donte nag ay tanaaqudaat am na ci biir waaye nag ndax du bokk ci dëgg ñu dal di wax kii nga xamante ne dafa dal di def riwaayatu tahrim maanaam kii def riwaaya bii nga xamante ne mooy wane ne muta dafa dal di xaram zuuru Xaybar kooku kenn la woon ci ay nit yu bëri ci ay milliers de personnes ak ki nga xamante ne dafa dal di def riwaaya bi ci waqaatu Awtaasin Xunayn dal di wax ne dafa aram kooku tamit kenn la woon lu toll ni ci ay 12000 ay nit donc ak kii nga xam ne dafa dal di def riwaaya ci Fathu Makka dal di ne ko loolu dafa dal di aram kenn la woon ci ay 10 000 personnes naka noonu ci hajjatul wada ki ko dal di def riwaaya kenn kese la di Abu Daawud moom kese te moom kenn la ci ay 10 000 ñeneen nit ñoom des nañu te riwaaya bu ne dafa dal di taxawaayu xabarul waahid kenn moo ko nettali lii nag ci borom xam-xam yi maanaam ñii di jàng usul ak borom xel yuy nàcc yi duñ ko mun a nangu du mu sawar ci ñooñu lu dul fekk xabarul waahid boobu noonu dafa am kenn ku wax ne kooku ku jubla woon ku maandu la woon wala déedéet sanad bi dal di yegg ba ci ki nga xamante ne maasum la
te lii nag mbir la boo xamante ne ñëpp dañ ci mànkoo ñëpp dañ ci juboo ñaari kuy dafa mbëkkante. donc xabarul waahid waruñu koo jëlee di ko jëfee bu fekkente ne dafay dal di mbëkkante ak lenn li nga xamante ne daf koy dal di yàq te xabar bi mbëkkante ne ak yeneen xabar ak alquranul karim ci boppam parce que zan du musa dal di nekk dëgg ci kaw yaqin certitude. bu fekkente ne jël nañu xabarul waahid bi dal di ko jëfee ci kaw certitude bi bu boobaa nga xam ne dañuy dal di jël lii nga xam ne dañ koo sikk amuñu ci certitude ñu dal di ko jëfee ci li nga xamante ne moom la ñu am certitude te loolu xel du ko nangu. yàlla suñu borom li mu wax lan la wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhannan inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a inna allaha alimun bima taf'alun. ñii ñépp li ñuy topp ñu lu dul ay sikk te sikk nag du doy maanaam sikk nekkul loo xamante ne moom mooy dëgg du doy dara ci séparé dëgg parce que yàlla suñu borom moo ñu gën a xam ci lu ñuy def. donc bu nekkee xabar bii nga xamante ne moom la paa bi andi xabar bi ci xabaru zunoon yi lañ koy dugal parce que ñu bëri dañ ciy uti am ay tanaaxudaat donc xabar bi duñ ko mun a jël pour lan dal di ko wéral ne loolu xaraamal na mutaa déedéet loolu borom xam-xam danguñ ko xel tamit du ko nangu. amma nag ñuy wax ni dañuy jàppandu ci ijma que dafa am ñoo xamante ne dañoo dal di def ijma que xabar bi dafa dal di que lii bi dañ ko dal di araamal mutaa fii ijma amu fi. pourquoi parce que ijma du musa nekk ci kaw am nas boo xamante ne dafa ñëw ci alquran wax ne que lii dafa dagan ijma bu munta am rek balaa moo am day fekk ne nas waxu ko même nas bu waxee ijma du fa amati. donc mbir yi yëpp buñ ko xoolee mbokk yi dinañ gis ne riwaayaat yi nga xam ne moom la paa bi andi wala ñeneen ñi ci ahlu sunna moom la ñuy andi wax ne ko loolu moom mooy wax ni mutaa bi def nañ ko nasx wala def nañ ko araamal nañ ko loolu yëpp dal dina leer nañ ko loolu yëpp wérul loolu yëpp saxul pour dal di araamal li ñuy wax mariage temporaire. naka noonu ijma bi ngeen di wax loolu tamit du wér ak aayaat yooyu nga xamante ne moom la paa bi andi woon xawma sànq illa ala azwajihim loolu tamit wérul loolu yëpp dal dina leer que loolu du taxaw pour lan pour dal di dindi di naan loolu moom mooy araamal mutaa. donc li des kañ mooy nit ki dal di nangu lii nga xam ne moom la yàlla santaane yonente bi digal ñu ko am ay saxaaba yu ko jëfee ñu bàyyi santaane yàlla ba yawmal qiyaama ndax xalaalu muhammadin xalaalun ila yawmi alqiyaama wa xaraamuhu xaraamun ila yawmi alqiyaama li yonente yàlla muhammad dal di daganal loolu dafay dal di dagan ba bés penc keneen mënu ci dara waaye li mu araamal tamit dafay dal di araam ba bés penc kenn mënu ci changer virgule. donc bu fekkee am na ñenn ci ñoo xam ne dañuy dal di ñaawlu mbir mi ci liñ koy jëfee lu ci mel ni comme sang bi sama papa bii di wax nii ñooñu dañ koo réeree xamuñu atteem moo tax mais ñaawlu boobu mu dal di ñaawlu du doon ab dalil boo xamante ne dafay wax ne mutaa dafa dal di araam loolu moom la concerné moom boppam. xam naa fu may jeexalee man ak sama papa bi ci waxu mutaa parce que xam naa ne moom mutaa neex na ko lool sax parce que yi mu andi woon juróom tomb yëpp mutaa bi la ci tànn waxaat ne parce que xam naa ne loolu moo ko ciy neex. waaye papa xam naa ne fii laa jeexaleeg yow wax ni la que boo demee ci téere si xaax yëpp dañoo daal di junc wax ni que yonente bi araamalul mutaa yàlla araamalul mutaa ki araamal mutaa moom mooy Sayyiduna Umar. boo demee ci muslim dal dina génne ci saxiixam mu dal di def isnaad bi ci abi nudra mu dal di ne abi nudra nee na kaana ibnu abbasin ya'muru bil mutaa wa kaana ibnu zubayri yanha anha. ibnu abbas di abdullah ibnu abbas di hibrul umma da doon digle nit ñi pour ñuy utiliser mutaa saa buñ ko soxla waaye ibnu zubayr dal di ko tere di tere nit ñi pour ñuy def mutaa maanaam ñoom ñaar wute nañu. fa zakara dhalika li jabir aw fa zukira dhalika li jabir loolu ñu dal di ko nettali jabir ibnu abdullah fa qaala moom jabir dal di ne
ala yadayya daar alxadis waxu muta bii de man maay rond point bi parce que si man la xadis bi daal di ñëw mu daal di ne tamatta'na maa rasulillah sallallahu alayhi wa ali falamma qaama Umar qaala moom Jaabir mu daal di ne ñun de si jamono yonente bi defoon nañu lu ñuy wax mariage temporaire waaye bés bi nga xamante ne Umar ibn al-Khattab nekk na ci xilaafa bi Umar daal di ne qaala inna allaha kaana yuxillu li rasulihi ma shaa bima shaa fa atimmu alhajja wal umra wa annibu nikaha hadihi nisa moom Seydina Umar Jaabir di nettali mu ne moom Seydina Umar moo wax ni yàlla suñu borom da doon lan daganalal yonente bi lu ko soob ak si num ko soobee Umar daal di wax ne fa atimmul hajja na ngeen motal seen hajj bi ak seeni umra wa annibu nikaha hadihi nisa waaye nag nikaahu kii ni mut'atun nisa yi ngeen daal di ko bàyyi maa ngi leen di koy tere falan uuta moom Umar mu daal di continuer Jaabir mooy nettali falan uuta bi rajulin nakaha imraatan ila ajalin illa rajamtuhu bil hijara moom Jaabir nettali ne ko Umar ibn al-Khattab nee na bés bu mu gisee ab soxna soo xam ne wala ab góor boo xam ne dafa dal di takk sëy boo xamante ne sëyu mariage temporaire la ak beneen soxna dinaa ko def rajmu bil hijaara yaani dinaa ko sànni xeer ba muy dee donc fii saxiixu Muslim moo ñuy wax ni que Umar ibn al-Khattab moom moo araamal mut'a waaye du yonente bi du yàlla loolu lii ñu wax nii léegi di nga ko fekk ci Ahmad ibn Hanbal tamit di nga ko fa fekk ak ci yeneen ak yeneen boo demee tamit ci mutakallimul ashaira boobu daal di tudd al-Qawshaji ku mag a mag la ci ñoom ci téere boobu mu daal di def sharhu tajrid moo ngi wax ni ci téere boobu ci sharhu tajridam di al-Qawshaji mu daal di ne inna Umara qaala wa huwa ala al-minbar al-Qawshaji daal di ne Umar ibn al-Khattab moo daal di wax ne fekk dafa yëgoon ci minbar bi di def xutba mu wax ni ayyuha nnaas yéen mbooloo mi salaasun kunna ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ana anha anhunna wa uharrimuhunna wa uaqibu alayhinna yéen mbooloo mi am na ñetti mbir yoo xam ne daganoon na ci époque yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man nag Umar tey man dinaa ko tere araamal ko waaye su ma gisee képp ku koy jëfee tamit dinaa ko mbëggal dinaa ko sonnal yooyu mooy yan mu dal di ne mut'atu nisaa'i bu si njëkk moom mooy ziwaaju mut'atu nisaa wa mut'atul hajji ak lii ñuy wax mut'atul hajji ak wa hayya ala xayril amal ak bu ñuy noddu ñuy wax hayya ala xayril amal yaani si noddu boobu loolu tamit Sayyiduna Umar moo ko tere donc yooyu yëpp amoon na kon fii yëpp lum ñuy jox lum ñuy wax ni mooy que Sayyiduna Umar moom moo tere ziwaajul muta waaye du yàlla du yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi waaw amma lu concerné hadis bii di wax bi nga jëlee si naan Kaashaani nee na man tamatta marra darajatuhu ka darajatil Husayn ba hadis bi dal di jeex hadis boobu doonul hadis boo xamante ne bu wér la ci ñetti anam bu si njëkk Kaashaani mi bind hadis bi moom si mutaaxirina yi la bokk moo ngi génn àdduna 1580 xam naa ne papa moom yenn mbir yi da koy gis rek mu dal di ko def mu dal di ko ifraad quoi moom du xoolaat mbir yi ndax am na wala amul ndax lii noonu la wala du ko def taxqiq daal moom na gis rek moom moo ngi génn àdduna 1580 te hadis bi ñaareel bi dafa ko andi bi duuni sanad yaani hadisun mursal amul sanad te yow papa bu dee jàng nga ilmul hadis yi jàng nga ilmul rijaal yi di nga xam ne que hadis mursal lan mooy atteem loolu bàyyi ci xel bu baax ñetteel bi mooy kii nga xamante ne moom moo dal di def sarhu hadis bi moom moo def sarhu téereem boobu noonu tudd parce que moo ngi koy tudd ci téereem boobu tudd minhaaju sadiqin boo demee ci page 356 di nga ko fa fekk ki def tahqiq téere boobu noonu ku def tahqiq téere Kaashaani bi dafa dal di wax ni parce que téere Kaashaani bi moom ci Paris yi la woon am keneen ku bind ci suuf def ci taaliq mooy ku ko def tahqiq mu ne hada al maana la naarifuhu
mbir mii da ñun xamuñu ko lu tax parce que boo demee si xadis yi si téere xadis yi nga xamante ñun chiite ñi moom la ñu def itibaar que moom la ñuy jëfee doo gis xadis boobu foofu te lii nga xamante mooy mafruud mooy ki nga xamante ne moom moo mujj ci jamono buy wax dara ki dee barki dem bu moom buy wax dara si naan yonente bi wax na da ko war a jëlee si ñi nga xamante ñoo ko waxoon mais jëleew ko si loolu amul isnaad et en même temps ki def taxqiq si boppam dal dina wax ne lii dëgërul lii wérul donc loolu rek papa loolu waroo ko woon sax tudd avant ñu la fiy tontu loolu benn leneen li ngay naan ñun chiit ñi dañuy dal di saagalan wala dañuy yéeféerloo sahaaba yi wal iyaazu billah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gis nga papa bu ñuy wax si wàllu yéeféerloo sahaaba yi man damay xaw a jaaxle lu tax boo demee si saxiihul muslim nga dem si saxiihul buxaari ñoom yéeféerloowuñu sahaaba yi de bal dañoo yéeférloo waajuru yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom ñaar ñëpp muy sayidatuna amina ak sayiduna abdullah ñu daal di ne ñoom ñaar ñëpp si safara la ñu jëm inna abi wa abaka fi naari moom si sahihul muslim boo demee di nga ko fa gis dinaa la waxal xadis bi abi hurayra moo ko soloo si sahihu muslim mu daal di ne yonente bi nee na yonente bi nee na istazantu rabbi an astaghfira li ummi bis dama yonente bi ne bis dal dinaa ñaan njëggal si sama borom dal di ko ñaan izn maanaam ndigal pour ma dal di jéggalu sama yaay maanaam mel ni sama yaay dafa defoon ab toor sama borom dal di ma bañ a digal si loolu ma dal di ko ñaanaat beneen ndigal mu dal di ma wastazantuhu an azura qabraha fa adina li ma dal di ko ñaan ndigal pour ma dal di ziyaare qabru sama yaay di amina mu daal di ma digal si ñaan si ziyaare xabru bi waaye si istighfar bi daal di ko daganal léegi lii lu mu lay jox mooy yaay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci téere ahlu sunna yi si sahih muslim nee nañ yéefér la woon safara la dugg beneen bi mooy boo leen demee tamit si même kii bi masdar bi da ngeen di gis ne mu daal di ne haddathana hamad bun salma an sabit an anas anna rajulan qaala ya rasul allah ayna abi que bés benn góor dafa dal di ñëw si yonente bi lii moom si saxihu muslim góor bi dal di ñëw si yonente bi dal di laajte yonente bi ya rasulallah yow yonente yàlla ayna abi wax ma sama papa fu mu ne nii fan la nekk génn na àdduna fu mu nekk qaala mu dal di wax ne fi naar yonente bi dal di ne sa papa moo ngi si safara fa lamma qafa da'aahu fa qaala gannaaw bi nga xamante ne say ximmaligu na mu dal di ko woo mu wax ko ni inna abi wa abaka fi naar sama papa ak sa papa yow ñoo ngi safara la ilaha illa allah subhanallah xam nga daanaka yéen ñii di wootew ahlu sunna wal jamaa donte sax nee ngeen am nañuy saaga sahaaba yi wala ñuy yéeféerloo sahaaba yi donte loolu amul te man gëw ma ko man gëw ma loolu parce que ñi ñuy topp ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu référence diggaluñ ñu loolu noonu kenn nag bu defee mbir war ñu ko toppee mais yéen ci seen téere yu gën a mag yi saaga woo leen sahaaba yi de yéefarloo leen sahaaba yi kese de bal waajuru yonente bi da ngeen koo yéefarloo ñoom ñaar ñëpp ngeen ne tamit bés pen safara la ñuy dugg waajuru yonente bi mi nga xamante ne moom moo gën ci ñëpp ñooñu bu ñu muccul kan mooy mucc ci sahaaba yi ak kan mooy mucc ci nit ñi ibnu taymiya bii nga xam ne ci yéen la bokk moom lan la wax ci imam ali imam ali xanaa du sahaba ci yéen moom ibnu taymiya dafa ne imam ali ci islaamam imam ali aslama wa huwa sabiyan wa islaamu sabiyi la yasixu donc ibnu taymiya ci boppam nee na imam ali islaamam daganul parce que bu mu nekkee xale la dal di def islam subhanallah imam ali dañ leen di laajte mata kafara li kay yuslima imam ali dafa dal di judu ci l'islam yonente bi ngente ko loolu taarixam bi am na du jeex subhanallah donc bu nekkee ci saaga sahaaba yi rek wala yéefarloo sahaaba yi yéen waa ahlu sunna wal jamaa waroo leen ci wax benn baat ndax saaga woo leen yéefarloo leen kese bal waajur yonente yi da nga leen dugal safara loolu nag lu may insister la pour nga bàyyi ko xel nga dal di ko xoolaat d'abord ñun ñii nga xamante ne dañoo topp ahlul bayti alayhimu salaam duma ne ñuy saaga amul waaye ñun lu ñuy topp mooy waxu yàlla ak waxu yonente bi laa tasubbu alladina kafaru fa yasubbu llah adwan bi gayri ilmin te suñu borom xam-xam yépp nekk foofu Sénégal bind nañu ay téere te ñooñu suñuy roykaay lañu boo xoolee seeni téere doo fa gis benn saaga donc bu ñu jëlal benn borom xam-xam bu nekk feneen ak feneen di ñu naan saaga na nga dal ñu ko bëgg a teg suñu kaw kooku moom la concerné moom nga ko war a laajte
mais nga lijjanti lii nga xamante ne d'abord moom si sa téere yi nga dal di yéeferloo sahaaba yi yéeferloo papa yonente bi ak waajuram bu jigéen di sayyidatuna Amina nga dal di ne yawmal qiyaama ñoon dañuy dal di dugg safara te mu nekk si téere yi gën a wër si seen téere nekkul si ay téere bi la dem si téere yi gën a wër si seen téere si sahihu Muslim ak sahih Bukhari lii da ngeen koo war a lijjanti boo leen lijjantiwul lii nii ngeen di ñëw di lijjanti ñale nag loolu xel manes wu koo nangu bàyyi leen xel lii bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw xam naa nag fii laa yem ak yow wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lilkafirina hasira allahumma laka qalbi wa lisani wa bika najati wa amani wa anta alalimu bi sirri wa ilani fa amit qalbi an albaghdha wa asmit lisani an alfahsha wa akhlis sarirati an alaiq alahwa واكفني بأمانك عن عوائق الضراء واجعل سري معقودا على مراقبتك وإعلاني موافقا لطاعتك وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ويقينا صادقا في حبك وألهمني من محامدك أمدحها وهب لي من فوائدك أصمهها إنك ولي الحمد والمستولي على المجد وصل اللهم على محمد وآل محمد